jërë ngeen jëf mbokk yi ñu toog ak El Hadj Amadou Sall maître avocat nekk ci biir parti démocratique sénégalais ñu gis ne bokk na ci ñoo xam ne ba ñu ñàkkee nguur gi ba tey jii taxawaay bu mucc ayib la ci am tamit ndaxte li ñuy wax rek bëri na ñoo xam ne jaar nañ ci file bi donte maître Abdoulaye defal na leen lu ne ñu tey jii dem nañ am lu ñuy wax ñu fas yéene seq ak moom waxtaan rawatina ci candidature Karim Wade ci mbiru Karim Wade ci réew mi fu mu toll maître laaj bu njëkk bi ma lay fas yéene jox mi ngi jëm ci situation bi ñuy vivre en ce moment ak étudiant bi nga xam ne rey nañ ko Mohamed Fallou Sène ci université Gaston Berger mbir moomu boo ci def jàngat ban jàngat nga ciy def. waaw d'abord dañ koy naqarlu lool surtout ci ni mu demee ay xale suñu ay doom suñu ay jarbaat suñu ay rakk yoo xam ne dañ leen fayul seen bourse ñuy grève loolu man dama nekkoon étudiant nga woon étudiants yi suñu amul bourse amuñu lu ñuy fayee loolu la ñuy ngénte tubaab mooy dañuy dem lekk par force def naa ko Macky Sall def na ko ñoom Ablaye Wade yi def nañ ko ñoom Senghor def nañ ko loolu fi lañ ko fekk lekk gi ñaar fukki fanweeri dërëm lay jar mën nañu wax ne pour fanweeri dërëm ñu faat bakkan loolu dañ koy naqarlu gannaaw ba ñu jaalee ay mbokkam ay wayjuram ak ay xaritam ak ñi muy bokk di liggéeyal jàngat bi ci jëkk biñ ci am dañ koy wax di wax ne jamono nag dafa jot bu ñu xool rek démb di wax mais jamono dafa jot pour Sénégal ñu xool police ak gendarmerie suñuy def ci ay manifestation naka la ñuy jongante ak nit ñi ñuy jonganteel ñan lañu ay xale lañu ay étudiants wala ay politiciens lu ci ëpp dañuy forcer barrage wala ñu sànni ay xeer man dama jàpp ne alkaati ak gendarme ci métier dañ leen jàngal naka la ñuy fagaroo ba xeer su leen ko sànnee du leen gaañ moo tax nga gis leen dañuy geetaru ñoom ñëpp dañuy geetaru waaw yore ay bouclier takk casque donc normalement xeer bu ñu leen sànni war leen mën a gaañ si dina du ñàkk mu gaañ ci waaye du fàtt seen bakkan gis nañu France alkaati yi non seulement dañ leen sànni ay xeer waaye dañ leen sànni cocktail molotov maanaam butéel boo xam dañ ciy def cox ak essence boo xam dañ leen koy sànni pour mu lakk leen mais su accès ci ñoom yëre yu ñuy sol yi mooy tax duñ leen lakk donc ñoom loolu lépp dañ leen ko jàngal kon loolu am nañu mën naa nangu sax yenn saa yi ñu jël malugulu attaqué étudiants yi xeex ak ñoom su leen sànnee xeer nga dóor leen malugulu wala nga sànni leen lacrymogène waaye jël fital nag di ko sox loolu moom wax dëgg neex yàlla loolu jamono jot na nag loolu réew mi yépp nag taxaw ne li bëggatuñu fi mu am réew mi taxaw ne bëggatuñu alkaati wala gendarme mu yore fital di ko tiiri ci ay nit yu manifester ñoo xam ne bi lenn su mettee ba metti xeer la ñu yore xeer benn dëkk rek ci àdduna lañu fi gis ñoo xam ne su leen xale yi sànnee xeer ñu sox leen fital mooy Israël kon Sénégal warul mën a def loolu ba moom it di rey ay gune yoo xam dañuy manifester à la limite manifestation ay manifestants inoffensifs la loolu nag su amee bu ñu ragal wax ji dinaa wax ak Oumar Mal mu di directeur général de la police nationale mu di policier boo xam ne bi dañ ko ràññee ci biir policiers yi bu am xam-xam dinañu ko wax ne moom ak général bi yoree gendarmerie dama leen di fàttali dara ñoom ñoo yore gendarmerie ak police ma leen di fàttali que am naa benn jugement bu tribunalu Sénégal rendre bu wax ne que policiers yi fital bu ñu yore crossu fital ñu dóor ko ay étudiants loolu bokkul ci maintien de l'ordre justice Sénégal moo ko bind justice Sénégal bind ne fekk étudiants yi seen biir néeg toj seen i lavabo ak dóor leen seen biir yi néeg loolu bokkul ci maintien de l'ordre que but bi li nga ciy wut li ngay seet ak li ngay fàggu dafa war a méngoo ak gànnaay yi nga yore ak yi nga yore yi pour fexe ba assurer le maintien lu ñu ko waxee ci tubaab les moyens utilisés
doivent correspondre au but poursuivi. Or amul benn yoon boo xam ne le but poursuivi rey nit da ci bokk. Kon vraiment jot na ñoom ci nu ñuy former seeni policiers ak nu ñuy former seeni gendarmes ñu dellusiwaat ci loolu. Jamono yu jot na pour que gouvernement bi xam ne nit ñi manifester dañ ci am sañ-sañ. Opposition buy manifester yoon moo ko may. Étudiant buy manifester yoon moo ko koy may. Nañu nañu bàyyi nit ñi manifester ndax alkaati yi ñuy jël pour dem di réprimer suñu leen ko jëloon pour ñu encadrer ko dara du am waaye saa yi ñu waxee manifestation ñu tere ko loo tere rek mooy indi histoire faa yu histoire amee rek daf fekk ñu tere ko mais file ak ñu ngi koy tere day am histoire te suñ ko autorité du am histoire kon loolu moo tax ma ni il faut que ñu nangu ne que gouvernement bi mooy responsable parce que moom mooy tere moom mooy yebal alkaati yi te bu mu leen yebalee aussi waxu leen fan la ñu war a mën a yem parce que étudiant bu ne dafay lekk te du fay mën nañu wax ne normal na wala normalul mais est-ce que Sénégal mas nañu gis étudiants yi dem lakk université du am xam nga tax du am parce que suñ ko lakkee dootuñu jàng. mën nañu dem ci bureau recteur bureau professeur mën nañu xuloo mën nañu lakk ay table restaurant mais cuisine ba étudiant masul lakk cuisine université parce que su ko lakkee dootu lekk étudiant masul lakk ay salle de classe am su ko lakkee du jàng. masul lakk matériel université parce que su ko lakkee du jàng waaye nag étudiant bu génn xeex man xeex naa ak alkaati bi may nekk gune ñëpp ko def mais ñun ñu def lu ñu koy def suñu jàppee alkaati yi yooyu jamono suñ la jàppee dañ lay nguufaan duma la bàyyi la nga dem sa yoon yooyu jamono loolu moo xewoon waaye loolu sax weesu na mënatuñu nag di nangu nag nga bàyyi loolu ba pare jël fital di tiire loolu amul parce que dafa mel ni régime bu jaar rek am ay étudiants yu rey te le problème bu gën a problème bu posé wu moo di wàllu bourse yi loolu nan lañ ko war a mën a régler. loolu am na mais man de bi may nekk étudiant mosuma dégg ñu wax problème mu bourse fexe ba ñu génn ba tijji xeex yu metti yi mais problème bourse dinay am li ko indi nag il faut que ñu dem jusqu'au bout. Li indi d'abord généralisation bourse bi d'accord c'est une décision bu Ablaye Wade di jëloon ne étudiant bu nekk université dinañu la jox bourse soo amul bourse dinañu la dimbale donc masse bi ñuy distribuer dafa bëri. Loolu du question comme ni ko gouvernement bi di waxee rek ne génne naa xaalis bi ab organisation la organisation nag soo koy def su nga nekk ak ay nit te dootuñu ay gune étudiant dootul xale da ngay mën a toog ak ñoom ak seen i amicale ak seen i association ak ñi koy fay ngeen waxtaan ba déggoo ci kàddu koo koy benn ñaareel bi gouvernement bi it il faut que muy wax nit ñi dëgg di wax xale yi dëgg su xaalis amee mu ne xaalis am na nii la ak nii lay demee su xaalis ñàkkee soo woowee étudiants yi ne leen xaalis kat ñàkk na parce que jamono dox na waaye muñal leen ma ñu xool naka lañ koy organiser soo waxee nit ñi dëgg rek nit ñi mën la muñal mën a nangu it su boobaa ngeen wut ay pexe ba ñi amul bourse war a mën a lekk am lu ñuy lekk waaye dama lay jox rek université de Dakar juróom-ñaar fukki junni nit ñoo ci nekk Sénégal amul téeméeri dëkk yu am juróom-ñaar fukki junni nit donc université 70,000 personnes du lu tuuti ñooñu organiser leen dafa laaj nag lu ab xarañ xam-xam ak waxtaan parce que doo ko organiser comme nooy organiser village wala nooy organiser quartier université wu Ndakaaru mën naa wax ni c'est une petite ville dans le cadre du Sénégal on ne peut même pas dire c'est une petite ville c'est une grande ville quand on gère nag une grande ville da nga ko war a gérer ak xel ak citoyens yi parce que étudiants yi ñoom ñooy citoyen wu ville bi d'accord am ay droit nekk ay xale ba pare nekk mu kàllaf ñooñu lu nekk ci àdduna mën nga ko waxtaanee ak ñoom ñu comprendre ko waaye nag dañu nekk nag aussi ay waxambaane yoo xam ne bii dañu amee seen diggu ndënd su demee ba metti nag am nañu kattan bu leen may ñu xeex loolu soo ko amee ak ay nit da ngay xool naka nga leen di organiser yooyu fa la jógee Ablaye Wade def ci lu mu ci def yokk bourse bi Macky Sall am na lu bari lu mu ci dindi dëgg la mais soo xoolee ñi ci ëpp duñu doomu diw Sénégal doomu diw parce que amatu fi ay nit lañu ñoo xam ne seeni papa yi suñu classe la rek dañuy góorgóorlu
nga jógee ci biir réew mi ñiy jógee Bambey ñiy jógee Fuuta ñiy jógee Mbirkilaan ñiy jógee Ziguinchor ñiy jógee fële ñëw ñëpp daja Dakar ñi am nañu mbokk ñi amuñu ay mbokk suñu amul seen bourse boobule ci la ñuy fayee fi ñu dëkk ci la ñuy fayee seen i transport ci la ñuy fayee li ñu lekk loolu c'est important dafa mel ni rek am na ku ko doon wax kenn mësul gis weer dee ñu ne président de la république jot fayuñu ko wala ministre yi fayuñu leen wala député yi fayuñu leen wala fonctionnaire yi suñu toogoon wala alkaati yi seen bopp wala gendarme yi wala policier wala militaire yi weer mësul toog ñu ne fayuñu leen alors soo jëlee nag 70 000 personnes weer dee nga ne fayoo leen dañu war a lekk war a dund yaa ngi indi problème donc bu ñu xeeb li ñu leen di jox te bu ñu xeeb étudiants yi ay mukallaf lañu ay kilifa lañu ay kilifa lu ñuy wax kilifa en devenir on doit les respecter faire en sorte que gestion bourse bi daal ànd ak intelligence. alors maître ñu soobu ci wàllu politique bi parce que li ñu ci war a wax dafa bari ba tey jii Karim mooy seen candidat. waaw Karim de mooy suñu candidat. mbir PDS démb. waaw mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg parce que bi ñu dañu dajee congrès ñu ñëw ñu ne kan moo bëgg nekk candidat parce que dañu bëggoon fu jël candidat ñu bari yëkkati seen loxo Karim bokk ci ñu yëkkati seen loxo ñu tànn ñu voté mu gagné kon ñun waa PDS ñoo ko tànn te ñu jàpp ne nag wax dëgg neex yàlla li tax ñu tànn ko bokk na ci aussi yaakaar gu ñu am ci moom parce que nit ki doo ko tànn soo amul yaakaar ci moom am nañu yaakaar ci moom yaakaar goo xam dañ ko xam nekk ak moom bokk suñu parti ñu nekk ak moom ci gouvernement ñu gis ne mel na ni moom moo ëpp chance ñu ci des ndaga moo ëpp chance ñu ci des te yàlla may na ko aussi xel mi xam-xam bi ak matuwaay bi ak pas-pas bi pour mu nekk candidat looloo tax ñu choisir ko te ba tey jii amul leneen lu fi ñëw ci diggante bi lu war a tax ñu changer ko mu nekk suñu candidat dëgg la nag Macky Sall moom tey jii soo ko doon jox àdduna ak lu ci biiram it ne ko nangul nga dem daje candidat PDS bëgg ko daf ko ragal et am na lu ma koy wax nag gis nga bëre daanu am na teraanga la bëre daanu loolu teraanga la li gën a bon ci kilifa mooy nga war a bëree di daw ba faqastalu daanu gis nga loolu gàcce weesuwul loolu Macky Sall nag parce que moom su bëree day daanu su bëriwul day daanu na gëm yàlla ngemb ñoo bëree Karim daanu moo gën mu daw nag bay daanu. mais dégg naa benn journal mu bind ne Karim yëgal na leen yéen ne leen moom du doon candidat ngeen seet keneen ku koy wut ci candidat bi ndax loolu la signé comme accord ba muy génn ci Sénégal. waaw am na loo xam ne bii mën naa ci wax Karim nu mu génnee. voilà ba loolu dama bëgg nga leeralal ko tey Sénégalais ñu xam. Karim bi muy génn. waaw moom Karim Wade Macky Sall li mu ko jëkk wax naka signal ne day bàyyi politique day génn wala lii wala laa wala lale Karim ne su dee nar moom Macky Sall daf ko bëgg signaloo lu mu mënti doon ci àdduna kon moom na toog kaso du signé dara signéwul tus moom Karim kookoy benn ñaareel bi buñ ne da ngay génn ñu waxtaan ak moom waxtaan ba jàpp ne ko kaso metti na génn xeexi ji moo gën toog ci biir kaso bi ba ñu d'accord ci ak moom mu ne dina génn nangu ne dina génn waaye su génnee dina toog Sénégal ab diir te it dina dem yeesal njébbalam Touba ci sëñ Cheikh Sidi Makhtar Macky ne ko loolu moom mënta am mu ne kon du ma génn mu am ay kilifa yu dox ci diggante bi dem wax ak njiit li moom kii sëriñ bi mu gëm ba sëriñ bi ne ko loolu moom mën naa la ko jëngal yéen a ngi koy fàttali ko yónnee ko taawam ne ko soo génnee jox naa la ndigal nga génn te nga bañ a ñëw mu yónnee ko yooyu moo tax mu nangu ko waaye ba tey ji ma lay wax ak yow ba tey ji loolu moom mën naa la xool Sénégal gépp di ma xool parce que fekkee naa ko teewe naa ko dara ump ma ci signalul ak ñoom dara. signéwul benn kayit. amul benn kayit goo xam ne bi moom Karim Wade signé na ko d'accord Macky nee na ko dinaa la bàyyi waaye su ma la bàyyee wóoluma dëkk bi jàmm du fi am man ak yow ñu nekk fi fitna lay indi
bokk na ci li mu waxante ak sëriñ bi ne ko bëgg naa ko bàyyi waaye su ma ko bàyyee mu toog ci dëkk bi fitna dina fi ñëw yooyu bokk na ci li tax sëriñ bi nekk ndegam loolu la may naa la ndigal nga dem surtout que yooyu jamono buuru Qatar di xaritam nee na ko suñ la bàyyee man nangu naa nga ñëw nekk sama wet ak diir dégg nga kon tey jii amul lenn loo xam ne bi moom Karim Wade signé na ko pour wax ne du ñibbisi wala du nekk candidat li Karim Wade bind ñëpp gis ko ab bataaxal la boo xam ne bi daf ñu ko yónnee ñun waa PDS comité directeur bataaxal bi ci weeru février bi la ñu ko yónnee ñu lire ko comité directeur wan ko taskati xabaar yi ñeent la ci wax benn bi dafa ne man Karim Wade maa ngi wax ak yéen waa comité directeur yéen waa PDS yéen ñu may soutenir ak yéen citoyen yi nga xam ne bi ëllëg da ngeen fas yéene dem ci jongante yi woteel ma mu ne dama leen di wax ne li PDS def ma candidat dama leen koy biral ni di leen fàttali loolu man nangu naa ko loolooy benn da ko bind signé ñaareel ba mu ne man Karim Wade dama leen di waxit ne dinaa ñibbisi Sénégal muy ñaar ñetteel ba mu ne man Karim Wade su ma ñibbisee dama fas yéene bokk ci jongante bi xeex pour nekk président de la République may ñaan Macky Sall nag na takk fitam ndax nee naa ko jàkk fas yéene xeex ak moom loolooy ñetteel ba ñeenteel ba mu ne nag naa wuti pexe boo xam yoon may na ma ko ak fit ak jom ak ànd ak waa réew mi ak waa PDS ak ñu may soutenir naa wut pexe yépp yi ma yoon may pour ma daanal Macky Sall nekk président de la République loolu la Karim Wade bind ba mu ko bindee ak léegi matul ñetti weer kon su amee këyit ku Karim Wade bind googu këyit la kookoy benn ñaareel ba gis nga fan yi ñun xaw a yëngatu tuuti nag wax dëgg neex yàlla ñu def ñeenti délégation benn bi Oumar Sarr jiitu ko mu dem Fuuta dem Jolof jaar Gànjool ak Ndar ba ci sax Louga ba ci Kébémer ñaareel bi kii moo ko jiite Tafsir Coy demoon na fi Fatick dem Kaffrine ak Kaolack ak boori ñoom Foundiougne ñetteel bi Lamine Thiam moo ko jiite mu dem Malem Hodar dans le Malem Hodar Malem Niani Koumpentoum Koussanar Tambacounda Bakel Goudiri Kédougou Saraya Lamine Thiam moo ko jiite ñeenteel bi man mi maa ko jiite ñu dem Vélingara Médina Yoro Fula Kolda Sédhiou Marsassoum Bounkiling Tanaf Diatou-Kounda Goudomp jaar Oussouye ñëw Bignona dem Diouloulou Thionck-Essyl jaaraat Ziguinchor ak Adéane yëpp ñu gis ne nag journaliste yi wax nañ ko fépp foo dem dafa mel ni nit ñi benn yaakaar rek la ñu am te yaakaar nañu Karim Wade di ñaan di sàkku ngeen wax ak moom pour mu teel a ñëw ñu mën a bokk xeex ba jël ko teg ko ci gouvernement bi mu yore réew mi loolu ba mu amee ba léegi mel na ni Macky Sall nelawatul bés bu yàlla sàkk nga dégg ñu ne yónnee nañu Karim huissier que di wax na Karim kat doodu kële léegi sax dootul ñëwati Karim dina fay xaalis loolu yëpp ba léegi nit Macky Sall yi la ñu ànd ak moom waa gouvernement ñooy wax di nga dégg Seydou Gueye sama xarit sama doomu ndey la yenn saa yi mu wax Karim balaa muy ñëw dina fay waaye su ñëwee dina fay dégg nga Mimi Touré mu ne kat waaw Karim na ñëw na def lu ko neex waaye balaa muy ñëw na indaale suñu xaalis dégg nga gis nga it journal yi ko jege yi ku ci nekk nee na procureur Qatar woo na ko nee na ko sax yow mënoo nekk candidat loolu yëpp waa Macky Sall la ay nitam waa gouvernement ak ay journalistes yoo xam ñëpp xam nañu ne journalistes yi kat ñu ci ëpp ñu bokk njort nañu ne da su weer deewee fa la ñuy dem moo leen di yore waaye nag ku sa wujj sëlëb lu set mais maître ci loolu lu indi coow li moo di est-ce que Karim Wade mën na ñëw Sénégal parce que ñu bëri dañuy wax ne bu mënoon ñëw Sénégal bu mënoon génn droit boobu lu tax papam ak yaayam ak ñaari doomam di ko fekki foofu sax pour Noël moom gënutoon oyof mu jógee foofu dem fekk leen Paris Noël te fa la dàqee. waaw loolu xam nga aussi loolu yëpp am na gënoon na xëy na loo lu nit ñi yaakaar ne mën nga ko def rek waroon na ko mën a def waroon na mën a dem France waroon na mën a dem feneen waaye defu ko loolu xam naa ne su Karim su ñëwee soo ko laajee dina la ci tontu man mënuma ci am tontu gu ma ci mën a wax li ma ci mën a wax daal lenn la am na sax ñu ne photo yi mu wane yi photo yére yi mu sol yi mooy yére yi prisonniers yi di sol dégg nañ ko am na ñu ko wax waaye waaw mais gis nañu ne
maa ngi ci agsi avant muy bindu dafa génne woon ay photoom nit ñi ne photo yooyu yëre yu mu sol yi yëre prisonniers yi la may wax ne Karim di génn na Doha jóge na fa dem Koweït Doha ak Koweït sori yoon bon pour wax ne donte ne nag Macky Sall bëggul mu ñëw daf ko exilé daf ko génne dëkk bi Macky Sall ko fi génne bokk na ci condition yi Macky Sall d'accord ne balaa ba anam yi mu ko génnee dinaa la bàyyi mais doo toog ak man ci dëkk bi d'accord loolu mooy exil kooku dañ ko gàddaay par force la waaye tey jii fa mu neex lay dem parce que toog na jël na avion dem Koweït bindu ci liste yi noonu mu jëlee avion dem Koweït bindu ci liste yi mooy wane fu ko neex lay dem. mais foofu am na ñu ne combine la parce que damay wax li ñu ne facilité bi mu am filmer ay agent de l'État ak loolu yëpp bu état bi d'accordul woon du mën a bindu. déedéet loolu xam nga nag nit ñi mooy waa ji ànd ak doomam ak mbaam ma rek loo def ñu wax d'accord man ba may bindu dama dem commission moo am ma dem ci commission dem na ci commission yëgliwul ànd naa ak nit kuy filmer parce que àdduna wóorul xam nga foo dee du subaa jamono yooyu xale laa woon xam naa ne yow it xale bu gënoon nga ma nekk xale su masaana bëre ba bëre bi jeex day su la daanee day toog sa kaw ne affaire olof wóorul mën nga weddi nañ ko photo d'accord Karim it loolu la def ba muy dem moom moo ànd ak photographe boppam ba xaw ma ndagam journaliste la en tout cas man fekkewuma ko mu filma la mu fa def lépp mais ba muy dem it yëglewul loolu pour bañ a indi weddi d'accord tey jii fu am commission ku dem ci commission bi ne damay bindu par force ñu bind sa tur dañ ko war parce que. mais est-ce que mën nga am possibilité ñu vidéo la filmer la ngay photo woog ñiy bindu ak loolu yëpp. Pape Alé bés bu ñuy def élection bureau de vote yi dañuy filmer ña fa nekk ni noonu ñu leen di filmer am nga droit am nga sañ-sañ soo dem fenn ñu photo la ba ña nga fa fekk ni ne la bu leen photo ba xool lu ci am est-ce que dem ci commission ngay yow mi inscrire ñu lay photo mën nañu ko tere parce que aussi c'est un lieu ouvert au public sénégalais dañu wax sénégalais yi ñëw leen foofu ci ambassade du Sénégal la bokk wala bokk mu di ab benn bërëb boo xam ne bi gouvernement Sénégal moo ko loué pour sénégalais yi ñëw fa kan moom mën a taxaw ne sénégalais yi dugg si leen ñëpp dugg si nga ne du ngeen photo mënuñu ko yoon mayu leen ko xam nga it mbir mi baax na sooy def dara li ngay def nga xam lan la Karim amoon na ci sañ-sañ looloo waral élection su amee nga gis Idrissa Seck ñu photo ko nga gis Macky Sall ñu photo ko Abdoulaye Wade ñu photo ko keneen candidat it ñu photo ko noonu la ñëwee indi ay photo pour ëllëg ñu ne inscrire mi ngi ci liste yi ñu ngi ñu ne gars yi ñu ne dañ koy radier ci liste yi parce que condamnation bee tax. bu dikk mais est-ce que mën na nekk yow man en tant que juriste expliquer ñu. déedéet xam nga liste yi nii lay demee li yoon wax kuy dem di inscrire dañ lay inscrire soo demee di inscrire ki la war a inscrire bañ la inscrire am nga droit yóbbu ko tribunal refus d'un service légalement dû parce que légalement soo ñëwee li ñu lay laaj rek lenn la am nga sa carte d'identité ay pièces yu nga war a yu joxe pour ñu inscrire la suñ la inscrire ba pare dañuy publier liste bi suñ ko publier par force sa tour def ci nekk suñ ko publier ba pare man su ma neexee yow ñu publier la ma ne man d'accorduma parce que Pape Alé warul mën a voter wala lii du sénégalais wala diw pa man sama papa génn na àdduna su ma demoon tey ci gis ci liste yi ñu gis ci sama turu papa daal di sama papa génn na àdduna mënu ci nekk donc loolu mais il faut que ñu publier ko ba pare mais ñu ngi xaar suñu publier ba pare li yoon wax lan lañ ci def ak lu ñu ci dul def waaye daal lenn moom am na mooy mënuñu ko bañ a inscrire parce que lenn ci àdduna waru ko mën a tere mu inscrire parce que loi ak demal ci code pénal ak code électoral ak foo mënti dem ci àdduna amul lenn lu ko war a mën a tere mu inscrire xanaa nit ñi def interprétation man nag sooy interpréter lu la neex nga interpréter comme on dit am na ay juriste tailleur am na ay juge tailleur xam nga ne moos Karim Wade dañ ko àttee bëgguma ci dellu si waat mais tey amul benn sénégalais boo xam ne bu sérieux gannaaw Macky Sall ak ñi mu àndal amul benn sénégalais boo xam tey suñu ko ne Karim Wade li ko créé yi àtte est-ce que dëgg la wala du dëgg amul kenn ku la ne dëgg la tey jii amul benn sénégalais boo xam suñu ko ne Khalifa Sall li ñu ko àtte lu am la wala lu am la wala lu amul la kenn du la ci tontu ñëpp dinañu ne affaire politique la Macky Sall dafa fas yéene
dem ci làmb ji mbër yaa ngi fi def mbër mu jóg ne la wut pexe ba doo bëri ak moom daal dafa bëgg na ma Yawou Dial baal mais xam nga nag Yawou Dial ñun mooy suñu mbër mooy doomu président Ablaye Wade mooy mbëru président Ablaye Wade waaye nag catégorie ak catégorie Balla Gaye bokkul xam nga tey Balla Gaye su taxawoon tey jii amee benn sëriñ wala ànd ak ab soldaaram bu yore xeejam rek képp ku jóg dëkk ko rek mu kor sa bopp wala tëj la ba mu des ak Yawou Dial xam nga kon moom mooy Balla Gaye bëggul bëri rek su bëggee bëri nag am na ay morom du ma tudd ay moromam yaa ngi fii bon du ñàkk sax man sax su ma xanaa su ma mënoon dem sax bëri ji ak moom. non boo dem dama lay téye doo dem alors maître ñu ñëw ci beneen aspect aussi parce que fan yii passé dégg naa ñu ne état bi instruire na huissier bi pour mu dem ci Karim Wade pour ñu fay xaalis bi ñaata ngeen yoreel état bi. waaw loolu état bi de ñaar moo am li ñu daan Karim ak li ko Karim yoreel Karim yoreelul état 15 ndax waaw daanoon nañ ko ne xaw ma dinañu fay 10 milliards xaw ma ak 138 milliards am na daal lu ñu ko daan parce que pour man loolu amul solo xamul tax amul solo mooy soo ma fekkee sama kër nga jaay ma doole poñe ma addu kalpe ba addu kalpe nga ma jël nga sama xaalis ama ëpp doole Macky Sall nag mu neex mu naqari mooy président de la République moo amee magistrat yi moo amee procureur yi moo amee armée bi moo amee police moo amee gendarmerie ku am doole la doole boobu dañ ko joxoon pour mu defar réew waaye moom daf ko def pour noot ñenn ñi bon noot na Karim waaye ñëpp xam ne Karim yorulu ko dara waaye daan na ko li mu ko daan nag bëri na te kenn xamul loolu fu ñu ko teg. 114 milliards. waaw moo à peu près yooyu la 114 milliards te tey jii muñ ak luñ ci coow lépp mi mu turé wër na dëkk bi wax Seydou Gueye tontu na ko moo nami Moustapha Diakhaté mel na ni dégg naa ko ci moom it waaye moom wóoruma ku nekk ngi wax waaye ñoom rek ñooy wax sénégalais boo laaj. kenn ku ci nekk di la ne 15 gëmuma ne Khalifa Sall jël na ko 15 du ma gëm ne Karim Wade jël na ko mais huissier bi yónnee na leen kayit. huissier yéen ñii avocat ñun de gisuñu ko. gisu leen ko gisaguñu ko te kayit nag dama la yëgal dara am na yoon yoo xam ne bi soo bëggee yónni huissier pour mu jël ab àtte ab dogal bu tribunal dogal am na ay anam ñu ko war a defee ba tey jii may wax ak yow daal yooyu anam ñu ngi gisuñu ci dara dégg nañu nag ay journal yu wax ne yónnee nañu huissier dem na ci banque huissier def na lii huissier def na laa waaye ñun avocat Karim Wade de côté boobu man avocat laay waxee parce que bon tey jii su ma neexee ma wax avocat su ma neexee ma wax politique waaye loolu avocat laay wax ñun avocat wu Karim Wade de yëguñu ci dara. jot leen beneen kayit. man de gisuma benn kayit. huissier gisagu leen ko gisuma huissier gisuma kayit liir naa daal ci presse bi ñu wax ne yónnee nañu huissier ba tudd turu huissier waaye man daal kayit gi huissier bi yónnee te ma bokk ci ay avocat wu Karim yaakaar naa ne te di wax ak moom it xam ci lu mu toll que suñ ko yónnee woon kayit dina ma ko yónnee wu ma ko ci yeneen avocat yi it kenn ku ci nekk ci ñoom laaj naa la kenn ku ci nekk ci ñoom nee na man gisuma dara ñun daal gisuñu dara. mais ñoom ñu ne bés bu fayul xaalis bi dañ koy def contrainte par corps te loolu amaana mën na ñëw fii ñu dugalaat ko kaso. waaw loolu it ay wax la. lu tax ñaar laa ci wax benn bi ou bien gars yi wax loolu dañu dof wala dañu tàggalikoo ak seen sago te benn la dof day tàggalikoo ak sagoom xam nga ki ñëw taxaw ne la. daanu juróom benn at yi ngay tëdd kaso baal naa la ko dootoo tëddati kaso waaye sama xaalis dig ma ko fay benn ñaareel ba mu ne yoon lépp loo am ci alal bis ni ko tey lépp yoon nangu na ko xam nga ki nangu sa alal ne la daan naa la di nga ma fay alal waaye lépp loo amoon ci alal gannaaw yëre yi nga sol parce que loolu rek loolu kenn mënu ko nangu ci am na loo xam ne yoon mayul ñu mën nangu ko ci yow yëre yi ngay sol lal bi ngay tëdd sër yi ngay sàngoo loolu ak nu mu mënti demee ci àdduna kenn du ko nangu ci nit or Karim Wade looloo ko dese parce que Macky Sall nangu na lépp loolu la ko yoon wax ba kër baayam nga nekkoon point nangu na ko. dégg naa delloo na ko. ah loolu de yëgaguma ko. ah restitué wu ko yëguma ko. amul këyit gu firndeel bu leen jox yéen en tant qu'avocat gisaguma ko te may wax ne donte ne def nañ ko bëgg naa xam nag loolu nañ ko lañ koy defee parce que
loolu laay wax sooy nangu mbir dafa am ay anam yoo koy nangoo soo jëlee kër nga immatriculé ci turu état ba pare pour mu jógee ci turu état delluwaat ci turu keneen il faut que mu am jugement maa ngi xaar bu jot yooyu yëpp man gisuguma ci dara de maa ngi xaar. mais kon lu ñuy wax yëpp métti yooyu kay yëpp gisu leen ci dara en tant qu'avocat man laa la ko wax gisuma ko. dégg nga alors kookoy benn ñaareel bi ma ni nit ki soo nee dama la tëj juróom benni at waaye nga def ñetti at ma ni bàyyi naa ko après ma dellu si ne soo ma fayul ma delluwaat la kaso xam nga am na loo xam ne bi ci yoon am na lu ci xaw a jubati mais loolu dañ ko teg de côté Macky Sall ngi nii Karim a ngi nii na Karim bi ñu mu tëj ko kaso na ko tëj kaso su ko tëjee kaso d'abord Karim suy ñëw dama bëgg mu leer parce que man li may wax nëbbuma ko kullu PDS kullu ku koy soutenir dañuy jàpp ne bés buy Karim di ñëw te nag maa ngi wax ak alkaati yi léegi laa leen di kay àttu léegi laay koy wax muy alkaati muy gendarme muy militaire wala force de sécurité bu mu mënti doon jour bi Karim di ñëw lu muy néew diggante 1,5 million ak 2 millions de nit dinañu nekk ci mbedd mi loolu dama bëgg mu leer Macky Sall waxuma. fan nga teg loolu. parce que dañ ko loolu la ñuy def. mobilisation dinañu ko def su ma la ko waxee rek gëm ma dinañu ko def su Karim ñëwee aéroport lay jaar su ko bopp bi moom karaw de bareetu fa waaye ku ko baaraam bu ko laal rek dañuy jóge on marche on va vers le palais te su boobaa mooy Macky Sall dafa fas yéene xeex ak ñun dinañu xeex ak moom palais lañ koy fekk lépp lu mu ko jaral dinañu ko jaral dama bëgg aussi mu leer parce que duñ ko may ñu am suñu candidat mu war a bëri ragal li olof di wax bu xat ne du ma xeex ba pare ki ma war a xeexal damay jël fu alkaati yi tëj ko loolu duñ ko nangu muy conseil constitutionnel dañuy wax ak ñoom léegi ci réew mi la ñu dëkk ci réew mi xamante nañu dañ fi am njaboot ñu am fi njaboot ñu am fi ay wayjur ñu am fi ay wayjur ñu dëkk fi ñu tamit ñu dëkk fi suñu dëkk la ëppale wuñ ñu ci dara Pape Oumar Sakho président du conseil constitutionnel dara la ma la ëppalewul Sénégal dafa di sénégalais tudd Pape Oumar sant Sakho ma di sénégalais tudd Alaaji Amadou sant Sall ni mu fi amee ay wayjur laa fi amee ay wayjur ni mu fi dëkkee laa fi dëkkee ñi mu àndal ñëpp dëkk Sénégal ni ñu fi dëkkee laa fi dëkkee alors je ne peux pas comprendre et du ma ko nangu ñun waa PDS du ñu ko nangu ñoom ñu war a ñëw tey war a wax yoon du ñu wax yoon war a bàyyi nit nekk candidat ñun du ñu nekk candidat dañuy faral Macky Sall loolu duñ ko may kenn 2 millions de personnes daal dinañu taxaw ci mbedd mi alkaati dañ lay yëgal loo fi def ëllëg deretu lu ñuy bañ a tudd la du may luppal boromam gendarme même chose 2 millions de personnes ñooy taxaw ñun ñooy nekk diggante Macky Sall ak Karim Wade su Macky Sall wutalee Karim Wade 2 millions de nit yooyu la ñooy dem ci kanamu Macky Sall. loolu nay leer mais ñu bëri ñu ne dafa perdre ay droits civiques. ay coow la. xam nga dama bëgg nga leeral loolu laa lay expliquer xam nga dama lay expliquer Pape Alé gis nga jamono yi wax dëgg nag dafa jot waxante dëgg ñun waa Sénégal mënuñu fi toog Macky Sall sama baat nag di ton ba muy jot pouvoir du ci xam-xam loolu taxul ñu jox ko du ci alal taxul ñu jox ko du ci judd taxul ñu jox ko du xeex taxul ñu jox ko ndénkaane ka nga wóolu réew mi moo ko wóolu dénk ko pouvoir bi ne ko ni nga koy defee mu jóg taxaw nag ni léegi dénk ngeen ma waaye la ma neex laay def loolu du sotti dafa am yoon yaa ngi koy fàttali dañu dem CREI procureur CREI ñëw ci réquisition wax nga ko sa rajo ñëpp dégg ko mu wax ne damay ñaan yow CREI sooy daan Karim Wade na nga dindi ay droits civils ak politique am CREI def ko Karim suñ ko tëjee CREI moo ko tëj d'accord Macky nangu ne dañ koy tëj parce que CREI moo ko tëj mu laaj CREI defal li CREI bañ loolu CREI bañ nag la ñu bëgg wut beneen pexe pour def ko moo tax ñu dugg fii ci magistrat yi jàppal fii wut say nit teg ko fii wut ay sa xarit teg ko fii ma ni ëpp ñu ñu alal ëpp ñu ñu xam-xam ëpp ñu ñu juddu ëpp ñu ñu pas-pas kon lu ñu def ak lu mu leen jaral moom Macky Sall gouvernement am assemblée nationale ay juge am ay gendarme am ay conseil constitutionnel am lu mu leen jaral rek jaral nañu ko su dee dañu nar a taxaw ñoom jël yoon toog ci kaw yoon ñun tamit yoon moo ñu may ñu jàmmaarloo ak ñoom xeex ak ñoom lu mu leen jaral lu mu leen jaral laa wax nag lu mu leen su leen jaralee seen bakkan jaral nañu suñu bakkan
bëgg naa nga leeral tamit benn mbir boo xam daf ma jaaxal dama dégg temps yi ay nit ñu bari ñuy revendiquer wu du parti démocratique sénégalais ne candidat lañ boobu moom jaraloon Maître Abdoulaye Wade di génn benn communiqué ne lu mooy candidat bu parti démocratique sénégalais jàppale wu ma keneen. waaw Pape Alé li nga wax li je ne suis pas tout à fait d'accord am na ñooñ nekkoon biir PDS wa ilaa génn nañu wa ilaa génnuñu waaye dañoo beru ne ñun bëgg nañu nekk candidat lu ma ci tudd kenn nag d'accord mais ñooñu man dama jàpp ne Sénégal la ni ma ko waxee ci Macky Sall laa koy waxee ci man laa koy waxee ci yow fii kenn ëppalewul sa morom dara kenn gënul sa morom kenn ku nekk am nga sañ-sañ ni ñu amee sañ-sañ ñun ne Karim Wade mooy suñu candidat la Karim am sañ-sañ ne Karim du sama candidat que man bëgg naa nekk aussi candidat. mais ba mu revendiquer héritage waaw loolu kenn ku nekk am nga ci sañ-sañ. dégg nga loolu man du ma ko xuloo ak kenn waaye lenn laa mën a wax ñun PDS officiellement suñu parti la nga xam moom la ñu dogalu parti bi mooy Karim Wade mooy suñu candidat tey sama rakk jee toog Djibi Sarr su ko neexoon sama doom la sax su ko neexoon rek mu ne man daal jàpp naa daal yëg naa ne man war naa mën nekk candidat d'accordutuma ci li ngeen def maa ngi demal sama bopp mais suba ba dafa beddeeku demal boppam képp ku dem rek ne candidat nga rek da nga beddeeku li ñuy wax naan parce que à la limite démission de fait loolu sañ-sañ la nit ñu libre lañu du ñu ay kenn takkuñu buumu jaam d'accord daf ma neex ma dugg PDS man rek la neex su ma neexoon tey jii balaa ma fiy jógee ne man bàyyi naa kenn du ma ci xarab kenn du ma ci wax dara parce que ni ma amee sañ-sañ dugg laa amee sañ-sañ génn donc fii nous sommes un parti d'hommes libres et le parti d'hommes libres chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le cadre du respect de li ñu décidé. képp ku beddeeku rek ku beddeeku nag kenn moom la da nga beddeeku ñu beddeeku ñoom dañoo beddeeku lu leen neex la ñuy def. ma laaj la lan moo indi faiblesse opposition parce que dama seetlu depuis 2012 ba léegi rapport de force bu ñu créé ci diggante ak Macky Sall finalement Macky Sall moo koy gagné. waaw loolu lu koy am na lu bëri loo xam ne mën nañu jàpp ne ci li koy expliquer la bi ci jiitu mooy Sénégal su ma ko wax sama yaram dafay daw Pape Alé ba may nekk tout tànk ba léegi sama àdduna bi dama ko xeex du man rek nag am naa ci ñu ma ci jiitu ñoo xam ne jiitu nañ ma ci lu yàgg am na ñoo xam maa leen ci jiitu am naa ci ñu ma ci àndal am na ñoo xam ne bi ñu bees lañ ci lu mat presque téeméeri at depuis ñoom jamonoy Blaise jamonoy Ngalandou nit ñi di xeex pour am sañ-sañu wax am na ñu bëri ñu faat ci seen bakkan am na ñoo xam faatuñu ci seen bakkan dañ leen ci tëj kaso ay jamono yi ñoom Majmout Diop ñoom Mbaye Niang Tidiane Baydili ñoom Seyni Niang ñu bëri xamuñu leen waaye ay nit la yoo xam ne dañu gàddaay ñu tëj leen kaso ñu torturer leen pour rek ñu am droit wax ñooñu mat nañu suñu ay baay lañu mu am lu soriwul ñoom Ablaye Bathily ñoom Tidiane Ly ñoom Famara ñoom Mbaye Diack ñoom Makhtar Diack ak ñoom Decroix yi ñu bëri ci ñoom ñii ñu jàpp leen ñii ñu aju ñii ñu làggi ñu yóbbu leen armée ñii ñu faatu fa lépp pour nit ñi am droit am lu ñuy wax après ñoom sama classe gi ñëw ñuy xeex ñuy jàpp duñu dóor duñu dugal kaso lépp pour ñu wax ba ñu def alternance sénégalais ne xeex bañ doon xeex yi ñu doon xeex yu suñu bàyyi doon xeex suñu maam yi doon xeex suñu nijaay ak suñu mag xeex ba atte sotti na léegi ku mu neex tànn sa ku la neex carte moo yore lépp ñu dem noonu loolu aussi dafay créer ci nit ñi beneen situation soo leen ne kaa leen ñu xeex naan xeex ba jeex na léegi carte moo des li nit ñi fàtte mooy bi Macky Sall ñëwee fa la xeex ba war a tàmbale parce que la carte defoon la Macky Sall décidé ne carte dootu ko defati doole moo koy def Macky Sall ak moom dañu dellu ginnaaw dafa mel ni jamonoy Senghor moo dellu si waaye ni ko sëriñ ba doon waxee Macky Sall dafa xaw a niroog Abdou Diouf dañu bokk jikko dañu bokk melokaan seen jamono ñoo ñëw dañu nitu ay lañu dañu nitu jàmm donte ne nag ñoom soo leen xoolee seen taxawaay dañu taxawaayu tekkaaral la nit ku ne tekk lañu soo jëlee Abdou Diouf tekk lay def boo xam bëriwul Macky Sall danaan tekk ak ñoo yaru waaye ay defantekat lañu du ñu mayee dara te leen rek la ñu gëm lañ leen doole gañ leen jox karawaas ga dañu ñëw di duma rek comme dof buy duma noonu la Macky Sall mel donc jamono dafa ñëw jamono boo xam ne bi carte dafa am solo waaye moom carte dafa gëmatul ne carte moo ko fii jëlee yaa wax na ko ñu koy jege ñi wax nañ ko nee na dafa ne Ablaye Wade dof la dof rek moo yore pouvoir sàggan ba perte ko moom dafa jàpp ne Ablaye Wade dafa sàggan wallahi azim da koy wax
que dafa sàggan ba perte ko moom du sàggan ba perte ko or pouvoir doo sàggan da ngay am pas-pas da ngay farlu di liggéey pour su ëllëgee nit ñi lañ la joxoon delloo la wala ñu nangu ko jox ko keneen même mu gëmatul loolu donc loolooy expliquer que suñu defee dara suñu woowee nit ñi daan jaru ko xaar leen rek ba élection ñu jëlee ko fi or élection su ñëwee ni mu sàccee yee passé loolu lay sàccaat donc jamonoy xeex dafa jot mais nit ñi yëgaguñ ne jamonoy xeex dafa jot. maître gis nañ ne parrainage bi jàll na conseil constitutionnel gis nga décision bu mu ci jël en tant que juriste ban commentaire nga ci def. conseil xam nga conseil loolu laay wax naan conseil constitutionnel fii ay nit ñoo fa nekk ñu xam kenn ku ci nekk nag mën na la wax sa jaloore ci lu baax ak leneen saafaan ba dama lay wax dara bërki démb bu ñu waree dem Macky Sall jël suñu ay carte xaw ma da ko sàcc xaw ma da ko lekk xaw ma lu mu ci def ba suñu carte yi 2 millions de cartes amul lan la Macky Sall def dafa dem ci conseil constitutionnel ne leen dama bëgg yéen conseil constitutionnel ngeen wax ma ndegam mën naa voté te du ma am ay carte di voté ak ay récépissé ñëpp xam nañ ko conseil constitutionnel amul boobu sañ-sañ ñëpp a ko xam soo demee université étudiants yi nekk première année soo leen ko laajee ñu wax la ko man sama yaay bi jàngul école soo ko laajee mu xam na ko donc boobu jamono ñëpp nangu woon nañu ne que conseil dofuñu waaye lan la ñu def mais comme dof dañ ko nangu ne mën nañ ko ndegam loolu mën nañ ko bii ñëpp dañuy yaakaar ne lii nag mën nañu wax ne que li Macky Sall bëgg def da koy changer ils sont incompétents ça veut dire parce que benn exemple laay jox xam nga constitution ñoom dégg naa Ismaïla Madior Fall dañu yeb xam loolu laa bëgg a wax daf ñu yeb suñu taxawee naan loi de révision conseil constitutionnel mënul regarder constitutionnalité xam nga Sénégal dañu république la kan moo ko wax du constitution tey Macky Sall su ñëwoon yeewu suba teel rek gars yi jayu ko rek ba bopp bi fees mu ne léegi Sénégal dootul république empire lay doon mu dem assemblée wote ko est-ce que conseil constitutionnel daan man loi de révision la aw ma ci sañ-sañ xam nga kon yooyu affaire u caaxaan la affaire u kaf la c'est-à-dire que ñoom suñu féetee dañuy dof qu'est-ce que ça veut dire loi de révision duñ ko wax nañu dem réviser changer la nature de la république est-ce que Macky Sall mën na ko su ko defee ñoom lu ñuy wax Macky Sall ñëw fii taxaw ne dama bëgg réviser pour lan la conseil wax dama bëgg réviser constitution bi wàññi sama pouvoir sama mandat def ko de 7 à 5 ans lu conseil wax mënuloo ko alors mais même soo defee loi mënuloo ko waaw kon kay loi bi ñu def bi nag suñ ko mënul kay dañu ne te mënoo boobu loolu mënoo def loolu xam nga nañu waxante dëgg ce conseil li ñu def Sénégal gépp nangu nañu ne que c'est nul c'est de l'incompétence au sens propre du terme ils ont dit qu'ils sont incompétents ils ont raison ils sont incompétents moo tax ñu def lu rëy lu toll nii waaye gis nga li am solo maa ngi fàttaliku bi Youssou Ndiaye nekkee conseil constitutionnel ñu def pourvoi benn requête ne nañu annuler ndax amul isoloir li mu wax même su ma ci d'accordul quand même xool dina ko nangu mu ne dëgg la que su amul isoloir day wane ne kooku élection bi baaxul ndax isoloir mooy garantir libre expression kon ñàkk isoloir dafa entacher sérieusement la crédibilité d'une élection waaye mënuma ci statuer ndax contentieux boobule bokkul ci li gars yi bindoon xam nga rejeté nañu waaye am na lu mu wax loolu la ñuy laaj xam nga conseil même suy rejeté na def argument waaye je suis incompétent rek yem foofu le yëfu ñàkk fayda yooyu ñun daf ñoo tax a jóg ñun dañu bëgg li ko Abdoul Mbaye waxee premier ministre Abdoul Mbaye ñu jox leen ay milliards ñu toog ci ay milliards nekk seen donkaasi gi yore ay oto amee ay kër du ñu fay ndox du ñu fay courant du ñu fay loyer du ñu fay chauffeur du ñu fay essence lépp suñu ñu jox leen ko ñun ñoo leen ko jox suñu alal la ba pare nag suñu soxlaa ñu naan ñu noo fi ngeen jaar fii loolu dañ ko dul nangooti dama bëgg loolu ñu xam ko te mu leer nañu que te ragaluñu di ko wax li conseil constitutionnel def loolu du yëfu droit yëfu politique la du yëfu ragal la yëfu parloo la ay nit nag suñu faree ni noonu am boobu fulla ba nangu am fitne dañuy far
dañuy am fulla ñun ñi nga xam nag ñooy wax ci kàddu réew mi ànd ak réew mi te réew mi li ñu ko waxee nag en dernière analyse souveraineté bi réew mi moo ko yore réew mi mooy jóg dal seen kaw ne leen li ngeen def ànduñu ci jëlee leen fi annuler leen supprimer leen def beneen conseil constitutionnel ne lii li ngeen def loolu baaxul et puis baaxul yàlla moo def baaxul. dañ ko wax mais combat bi da ngeen koy mëne da ngeen koy continuer international. dañ koy mëne au plan national day continuer dinañu ko xeex c'est pas parce que dañ ko voté que rek dootuñu xeexati ñun bu ñu fiy xeex ak Senghor lañ doon xeex yëpp loi da ko doon tere Senghor daf fi nekk buur di bu mi lu neex mu def ko mais la mu def lépp dañ ko may de loi moo ko may mais d'accord ñu ci loi bi xeex nañ ko ba mu jógee fi Abdou Diouf bi mu fi nekkee lu bëri lu mu doon def loi moo ko mayoon mais d'accord ñu woon ci loi bi xeex nañ ak moom ba mu jógee fi Senghor bu mu ñëwee dafa ne 3 partis moo fi am loi des 4 couronnes d'accord dañ ko xeex ba mu jógee fi bi Abdou Diouf ñëwee Abdou Diouf amul pexe dafa ne jàkk-jàkk ku mën na nodd donc ce n'est pas parce que loi décidé na day am na Sénégal ay jamono pour nga génn Sénégal da ngay am visa de sortie soo amul visa de sortie doo génn dañ ko xeex ba mu jóge fi mais loi la woon donc loi kenn newul loi duñ ko xeex mais problème bi mooy noo koy xeexee rek xeex bi mooy na sa xeex jaar yoon ñun xeex bu ñuy xeex lépp ci yoon la jaar parce que yoon moo ñu ko may yoon moo ñu may ñu manifester pacifiquement yoon moo ñu may ñu marche yoon moo ñu may ñu meeting yoon moo ñu may su dee gouvernement bi dafa fas yéene di ñu noot ci lu jéggi dayoo ñu révolté wu yoon moo ñu ko may yoon may na nit ñi xam nga par exemple Pape Alé nii dañ koy fàtte toujours dama koy wax te parce que aussi ragaluma la may wax alkaati amul droit dóore xam alkaati fan la mën a dóoree sooy xeex ak moom waaw sooy xeex ak moom nag mën na lu duma ba maîtriser la mënote la mais su la mënotee ba pare na ci amatul droit dóor la alkaati bu la dóor muy alkaati muy gendarme violé na loi man alkaati su ma dóoree damay fayu ma nekk fii mu fekk ma fii ne kaay topp ma di ko topp mu téye ma dóor ma damay fayu su ma dóoree yet damay jël yet duba ko parce que amul droit xëy na nag mu ëpp ma doole waaye su dee ëpp ma doole man ak moom ak yàlla mu jël yet du ma jël yet suy dal may dal parce que amul droit dóor ma am na droit ne ma taxawal su ma ne taxawal damay taxaw su ma bañee yoon may na ko mu jaay ma doole yeewu ma mënute ma su ma xeexee ak moom ci boobu jamono nag am na droit dóor ma waaye taxaw naa kaay maa ngi nii topp ma maa ngi lay topp dugal ci oto bi ma dugg ci oto bi mu jël yet dóor ma jël yet fayu amul ci droit. te ci yenn juridiction ngeen fas yéene yóbbu mbiru loi sur le parrainage. waaw loolu man liggéeyuma ci. man nag Sénégalais yi xam nga Pape Alé Sénégal dafa neex nit ñi xam nga lu ñu mën lu ñu xamul rek la ñuy tontu waaye man loolu xaw ma ci dara bokk ma ci ñu ciy liggéey. avocat la mais jamono bi ñu ciy def yooyu temps maa ngi woon sama tournée bi ci sud. donc liggéeyuma ci ba mënuma la wax nag ci li ñu fas yéene def fan la ñu fas yéene dem ban tribunal xaw ma ci dara. seen candidat sous forme de coalition ngeen koy investir wala. jàpp ngeen datu retouram non loolu te jàpp gu ñu date bi loolu lu ñuy waxtaan la dañuy waxtaan ak moom ba jàpp bés bi parce que déggoo li ma la wax suy ñëw dafa am dañuy am armée bu mat sëkk nag bu koy défendre nekk digganteem ak Macky ba xam ndegam Macky républicain la wala c'est un petit dictateur qui n'en fait qu'à sa tête su nekkee républicain ñu républicain su nekkee dictateur ñu xeex ak moom lu leer laa lay wax donc dinañu jàpp bés suñu jàppee bés dinañu wax Sénégalais ban bés la mais problème bi dama bëgg ñu jàpp dara du est-ce que dina ñëw kañ lay ñëw la kañ lay ñëw nag ci ñaar la dépendre ba ci ñett moom Karim Wade ak ñun PDS ak suñuy militants yi ak suñuy souteneurs yi ak Sénégalais yi ñun ñooy xool boobu ban jamono mooy jamono bi ñu jàpp ne moo gën ci jamono yi su baa ñu ne ko mi ngi ñëw. Amadou Sall maître El Hadj maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. gis nga moo nekkoon sunu gan ngir leeral mbiru Karim Wade yu bare bare yoo xam ne yi ngi koy liir di ko dégg mu doon jaadoon ñëw séq ak moom waxtaan ngir muy ni ci ay leeral ci mbiru seen candidat kii di Karim Wade moo nekkoon sunu gan maître El Hadj Amadou Sall